avec Cheikh Diop. yéen a kaay yeeg la mu xëyee Cheikh Diop lañ ci àndal maa ngi lay nuyu di la ziar. delloo ziar bu baax Fatou. naka suba si. maa ngi sant yàlla bu baax yow nag noo def. maa ngi sant yàlla bu baax maa ngi si jàmm plaisir partagé Cheikh. aywa ñu door yéen a kaay ak lu ñu xëyee dafa bëri jàmm Cheikh Diop. day reetaan rek aywa ñu doore ko ak l'observateur. jàmm ko gën yàlla ñu yàlla defal jàmm. amiin yaa rabbi. man nuyu mbokku téléspectateurs yi nuyu sama naataango yu bokkal plateau bi ñu door ko ak l'observateur yaa ngi koy wax. l'observateur daal na koy dooree. ñu soxal langu ko politique bi fii ci réew bu Sénégal Benno Yewwi mu soxal élection législative yi nga xam ne moom lañ nam amal fanweeri fan ak benn ci weeru juillet wi li nga xam ne nag moom la ñu dëkkmal grosse bataille de l'étranger la ko rek daal di dippee xëy fësal ki nga xam ne nag moom moo di président Macky Sall ak itam ki nga xam ne moom moo di njiit bu Pastef moom Ousmane Sonko leneen itam loo xamante ni daal nañ ci yëy yàbbi mu di l'observateur il était une fois ki nga xam ne nag jàmbaaru Sagne Bambara wile di Cheikh Samba Diallo moom itam amal ay dénkaan yu am solo laata rek muy wuy ji boromam ñuy ñaan sunu borom itam daal di yokk leeram visioconférence diwaan bu Géejawaay minutes yu jokkoo ak Macky mel ni nag daal nañuy waxtaane yenn ci ay poñ lu ti mel ni ñaari hectare bu bande bu filao wax na itam ci mbirum mortalité infantile mbirum astu soxna xam nga ne mooy jéey ji nga xam ne nag moom moo mujj am ci hôpital diwaan bu Louga les 17 autres décès ak leneen loo xamante ni daal na koy xëy fësal ci li nga xam ne nag moom moo di page 8 ba mu fa dooree itam waxtaan nañ ak li nga xam ne nag moom moo di wàllu tàggat yaram Sadio Mané wi nga xam ne moom mooy wëy di wàññal li nga xam ne nag moom moo di aw xarañteefam Fati boobaak léegi yaa ngi koy dégg mu di Creusen wi nga xam ne itam am nañ ci aw njeexital wala boog am nañ ci aw njàqare lool ngir rek mu daal di indi ay tàggatémbe ci lépp lu ñeel wàllu jaww ji ba tey gis nga ko ni ci aw kaawalu mel ni nag la daal di xëy fësal gis nga roppalaan bi nga xam ne enquête daal dina koy daal di xëtee ci li nga xam ne moom moo di à la une lépp lu soxal itam révélation Afrique France incertitude en cas de victoire de Marine Le Pen la ko rek daal di dippee le quotidien dikkaat ba tey ci langue politique bi moom ki nga xam ne moom moo di Abdoulaye Diouf Sarr daal di taxaw seetlu ci li nga xam ne nag moom moo di lajj wi nga xam ne daal dina koy lajj li nga xam ne moom moo di Ndakaaru lépp lu ñeel itam accord wu yees financement wu projet jàppale nag bid daal dinay jagleel réew bu Sénégal lu toll ci ñaar téeméer ak fanweer ak ñett ci ay milliards mu ñeel ndam aw projet ñu waxaat ci beneen ab yéenekaay mu di le soleil leneen loo xamante ni daal nañ koy fësal mu di célébration bu Pâques yenn ci ay digle yoo xamante ni nag monseigneur Benjamin Ndiaye daal na koy yëkkati jagleel ko askan wi rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo di suñu mbokk chrétien yi leneen loo xamante ni xëy na ko fësal di génnuk àddina ki nga xam ne moom moo di Cheikh Aya Aydara moom mile ci guddig gaaw jàpp dibeer la wuy ji boromam ñu koy jaale ak lu bayti rasul yëpp rawatina nag suñu mbokk xaadri yi ñu àdduwaat ci leneen mu di libération yi nga xam ne nag xëy na fësal lu doy waar kile Mariama Magi Jémme lay wuyoo moom moomee nag la mu xamle mu di xëy na ñàkk ñeenti tu tànkam ci benn bés moom moomee nag di leen gis ñuy faatu ci loo xamante ni munu ci dara wax na ci lu toll ci ñeenti poñ ci yoo xamante ni daañ ko gën a faram fàcce ci ñaareelu pàcc wi tribune dikkaat ba tey ci ñaari maire yu Yewwi benn bu wàllu enrôlé la ko daal di dippee mu mel ni nag ñoom daal nañuy fekk ki nga xam ne moom moo di président Macky Sall ku ci mel ni Ismaïla Kaba maire bu Koccori bu wàllu ak itam ki nga xam ne moom moo di Amadou Ba maire bu commune bu Balla moom Yewwi Askan Wi la bokk Dame Bey Ba maire bu Njebel Yewwi Askan Wi la daal di bokk Soxna Fati leneen itam loo xamante ni moom Bougane Gueye Dany mi ngi koy def boobaak léegi tiiñal Macky la ko daal di dippee comme Macky Sall wax na jokkoo ak ndaw ñi moom mu ne tiiñal Macky ginnaaw ay kaddu yoo xamante ni daal na ko yëkkati diwaan bu Parcelles Assainies ak itam Guédiawaye seen i ay ndaw ñoom ñoo daje woon daal nay addu ci lépp lu soxal wàllu corruption maanaam mbuxum ak itam méchanceté boo ko déggee mooy wàllu soxor Walf Quotidien dikkaat ba tey ci li nga xam ne nag moom moo di législative ñu dëkkmal mallette bu Benno Bokk Yaakaar en circulation la ko daal di dippee mu mel ni nag am na leneen loo xamante ni daal nay nekk ci biir faat yi ñu addu ci leneen mu di les échos mi xëy fësal lépp lu ñeel wàllu drogue yi nga xam ne itam jàppoon nañu ko ca diwaan bu Port ca atum 2019
2019 moom tubéy ak ñi nga xam ne nag ñoom la ñu ci àndal ñu ngi xaar li nga xam ne moom moo di exécution réquisitoire supplétif du procureur la ñuy xaar affaire u tam 750 kilogrammes yu cocaïne saisie doyen des juges daal di boucler li nga xam ne nag moom moo di enquête bi maanaam lañ ca doon yërëmbët daal di koy jébbal procureur léegi daañu joxe li nga xam ne nag moom moo di ordonnance définitive. ñu waxaat ci leneen itam doomu Bambali wile nga xam ne nag mi ngi wéy di fësal li nga xam ne moom moo di xarañteefam ci àddina wërngal këpp Fati bés bi le jour dikkaat ba tey ak ki nga xam ne moom moo di Guy Marius Sagna ku nekk xam na taxawaayam ci li nga xam ne nag moom moo di mbedd Ndakaar wi di ñaxtu li nga lenn ci ay bëgg-bëgg askan wi moom moomee itam daal nay samp nëndëm mu soxal législative yi nga xam ne nag moom la ñu dëkkmal leneen itam kii moom suñu maire la Abdoul Aziz daal nay fekk ki nga xam ne nag moom moo di président Macky Sall lépp lu ñeel wàllu approvisionnement des avions bu aéroport international Blaise Diagne mu mel ne nag kérosène bi ci la jamono nag moom moo daal di manqué Fati jërëjëf laas dikkaat ba tey daal di wax ci li nga xam ne moom moo di le sombre tableau de la violence en milieu scolaire moom itam mi ngi wax ci lépp lu ñeel wàllu njàng mi ak njàngale mi fii ci réew bu Sénégal yenn ci ay rëq-rëq yoo xamante ni boobaak léegi ñu ngay joytu pour rek ñu daal di koy joyanti langue politique bi ba tey moom Aïda Mbodj rafetluwul benn yoon li nga xam ne nag moom moo di doxalinu ki nga xam ne moom moo di président Macky Sall lu ni mel itam mi ngi ci li nga xam ne nag moom moo di page 2 bu Vox Populi panne sèche bu kérosène aéroport international Blaise Diagne ku mooy wul tam dina indi ay rëq-rëq li ni mel itam Fati daañ ko gën a càmbar wax ana lan moo tax ak itam li nga xam ne moom la xët yu njëkk yéenekaay yi xëy fësal la nekk ca ginnaaw itam daañ ko gën a faram-fàcce ci li nga xam ne nag moom moo di ñaareelu pàcc wi le témoin dikkaat ba tey ci perturbation wi nga xam ne nag daal nañ koy njortu leneen itam loo xamante ni daal na koy xëy fësal ci li nga xam ne moom moo di page 2 17 avril ku nekk xam na ne moom mooy taset diggante Cheikh Béthio ak itam ki nga xam ne moom moo di Serigne Saliou fa nga xam ne moom moo di diwaan bu Mbour rawatina Medinatul Salaam foofee nag 17 avril bu nekk dañu fay daje ngir daal di koy màggal mu mel ni nag taalibe yi song nañu bu baax a baax ki nga xam ne moom moo di soxna Aïda ba nuppi itam daal di koy xëpp ay koppar yu bari lu ni mel buñ ko daal di rek nattee toll na ci téeméeri million ak leneen loo xamante ni daal na ci toftalu Sud Quotidien dikkaat ba tey ci li nga xam ne nag moom moo di état civil maanaam li nga xam ne moom moo di kayitu juddu ñenn ci ay xale dañ ciy faral di am ay jafe-jafe bu ñu demee ba war a def li nga xam ne nag moom moo di examen ci lu ñeel wàllu l'école bi stade dikkaat ba tey ci li nga xam ne nag moom moo di saison 2021 2022 ci li nga xam ne moom moo di ballon d'or lay daal di addu aw laaj la woo xamante ni dafa daal di sampé ndax Sadio Mané mënees na koo jël am déet gaynde itam daañu xam fan la ñu féetee ni ki tey jii bu 17h jotee mu soxal li nga xam ne moom moo di tirage wi lay doon bu 17h30 jotee CAN 2023 record dikkaat ba tey ak match wile Angleterre Liverpool Manchester City ñu ngi koy xaar ni ki tey jile bu 19h jotee Soxna Faty dañ koy jeexalee ak li nga xam ne moom moo di sunu lamb moom Sa Thiès xam nga ne nag dafa war a janoo wala bokk laale ak nga xam ne nag moom moo di rëg-rëg moom itam yëkkati na ay kaddu jëmale ci rëg-rëg la mu xamle moom moo di du xupp benn yoon j'attaque je cogne je gagne. Aywa. muy kaddu yi mbër bataille psychologique bi ci lañ nekk nii wala bataille des mots la guerre des mots ni ñu koy waxee. merci beaucoup Cheikh. merci Faty. on se retrouve tout à l'heure ci ñaareelu pàcc bi. incha allah tey moom kenn du la laaj ndax yaa ngi naani café ndax ci weeru koor lañ nekk mais dégg naa xëddoo c'est une longue histoire. on va en parler après. Massa Cheikh Diop ñu ngi lay masaw bu baax ci ñàkk xëdd bi nga ñàkk xëdd bu la benn jaayeen si bi aywa ñu wax léegi ci actu commenté bi Chérif Malick Thiandoum muy lu jëm ci wàllum kérosène dañoo ne daal suñu moytuwulee pénurie dina am te ñaari ayu bés foofee dina am ay gàllankoor ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass. waaw mu mel ni kon ni ñu ko waxee rek gis nañ depuis le 17 avril bi ñu génn communiqué bi nga xamante société bi ñu dénk wàllu approvisionnement moom ci aéroport international Blaise Diagne di SMCADY moom nag kon ñoom ñoo jagleel boobu lettre nga xamante ni kon ñi ngi ko jagleel direction générale bu AIBD fuite la parce que de xeetu documents yi sa documents yu ni partagé pour wane situation bi quand même que l'heure est grave au niveau quand même de l'aéroport international Blaise Diagne ndax kérosène maanaam bu doon ci oto yi ñu doon naan essence bi nga xamante daal moo tax avion yi di naaw ak kii da mi ngi jëm ci manque
waaw loolu nag li ko waral jàpp na ni kon mooy dañ ko doon importer surtout diggante Russie. mais comme Russie dafa nekk quand même ci guerre moom ak Ukraine te kon xam ne aussi ak embargo bi nga xamante ne réew yu bëri teg nañ ko moom moo tax kon carburant boobu mënuñ cee jot ba avion yi mën a dem ak a dikk li am ak as néew ñu jàpp ni kon. ñu ngi ko jagleel compagnie nationale di Air Sénégal International loolu nag njeexital li mooy bu wéyee dinañ dem ba compagnie yu bëri gëw ma ni dinañ ñëwaat fi nga xamante ne kon di desservir Sénégal xam mu nekk les grandes compagnies nga xamante xëy na ñoom am nañ ay pexe yoo xamante ni mën nañoo def escale comme ni ko Air France waxee ndax am na benn communiqué boo xamante ni Air France kenn na ko ne buñ jógee fii sax dem France au lieu ñu def vol direct dinañ jaar fi nga xamante ni mooy Las Palmas loolu buñ ko waxee ça veut dire que kon il faut ñu dem feccali li nga xamante ni kon moom mooy ñoom seeni réservoir mun mën a dem fa la nga xamante ni mooy Charles de Gaulle mën a kon eggali loolu donc Sénégal nag buñ sukkandikoo ci ministère bi ñu dénk wàllu énergie ak pétrole daanaka bon bu dee AIBD lan fay stocké on parlait de 75 000 mètres cubes yoo xamante ne en tout cas ci wàllu kérosène dañ ko fay stocké pour en cas li ñu consommé d'après toujours le ministère ak tamit ki direction générale AIBD daal di koy jot donc 600 mètres cubes la ce qui veut dire que kon amoon na stock boo xamante ne am na fi mais mënul wéy à un moment donné il faut que ça arrête donc impact bi dinañ dem ba nga xamante ne soit ñu jëlee ko ci li nga xamante ne mooy prix billet yi ndax ak tamit avion yi lam daan charge sax ci bagage parce que ku ne xam na ni bu diisee day consommer li nga xamante ne mooy kérosène donc loolu tamit est-ce que dinañ dem ba li nga xamante ni kon mooy marchandise bagage yi nga xamante ni soit muy fret yi wala loo xamante ni passagers yi ñoo ko doon dugal ci avion yi dina wéy te guerre li naan ay du yam ci bopp borom c'est vrai que ñu ngi ko doon wax depuis le début de la crise que ni Ukraine c'est vrai que ak ñi nga xamante ñooy Russie sore nañ Afrique wala Sénégal mais danañ dem ba sentir ko ni ñu ko sentir ci njëg yi te rek du kérosène bi même carburant bi aussi ci automobilité aussi am na parce que y a une tension démb ñu ngi ciy doon jokkoo sax ak ministre bi ñoom li ñu wax mooy oui Sénégal stock banque fi mais conséquence bi mooy xëy na problème bi mooy camions yi ñoo mënut a jote ci station service yi pour yóbbu fa li nga xamante mooy carburant bi ndax affaire embouteillage ak yooyu mais je pense pas que loolu argument la parce que embouteillage yàgg na fi te jafe-jafe musul am ci wàllu woowu beneen bi tamit mooy SAR xam nga ku ne xam na ni dafa nekk depuis des mois ci arrêt technique waaw mooy société africaine de raffinage boobu ndax dañ doon xoolaat machine yeeg yu ni mel ci weeru mai bi sax normalement lan war reprendre seen activité loolu tam jàpp nañ ni bokk na ci li nga xamante ne moo yokk ci xar mi on espère quand même que dina am solution laata 15 jours yi n'est-ce pas El Hadj Malick waaw loolu surtout moom mooy mbir mi mooy ban solution la ñu war a adopté pour que rupture boobu bañ a am ndaxte bu fekkee ni am na li nga xam ne mooy njeexital bi dina metti lool ci dem beeg dikk bi ci wàllu jaww ji dina lompañ ñu bari ñu nga xamante ni tamit dañu amoon ay urgence à l'extérieur duñu ko mën a def waaye ci wàllu koom-koom aussi dina am njeexital bu métti métti ndax ku ne xam na ni Sénégal daanaka ëpp aérien la te bu fekkee ni tey am na rupture compagnie yu bëri dañuy seet beneen yoon bu ñuy jaar ñi nga xam ne ñooy direction générale AIBD wax nañu ak compagnie yi nee nañ leen ñu jël seen ay matuwaay ba nga xam ni dinañu maanaam am lépp lu doy ci wàllu kérosène ba nga xam ni bu ñu ñëwee fii du ñu am benn jafe-jafe ndax mu lu néew li fi nekk dañ koy jagleel Air Sénégal wax dëgg yàlla nag bu fekkee ni tamit mbir am na xobeeku balaa ngay lakkale balaa ngay jox kenn da ngay jox sa bopp ba pare loolu am na solo mais ñoom ñi ngi wax ni actuellement ni ki ñu yaakaar mooy njiitu réew mi muy le président de la République mu joué ci carnet d'adresse am pour ñu jéem a xool naka la ñuy def ba yéwénal kérosène boobu ba nga xam ni du manquer mais en tout cas il faut qu'il y ait une solution d'urgence parce que toog ab diir compagnie yu bari ñëwuñu ci aéroport international Blaise Diagne day am njeexital yu métti donc li Chérif wax moom yeboo ñu fàggandiku parce que kérosène la ñu wax waaye mbirum essence ak gasoil ak pétrole bu ci kanamee tuuti njort nañu ni dina xaw a manqué te commencé na yenn station yi sax boo demee dañ lay wax amul lañ lay wax nga taalaat sa oto demaat feneen donc loolu nga xam ni moom la ministre bi wax c'est un prétexte vraiment fallacieux parce que embouteillage yàgg na fi te foo dem fekk fa carburant kay moo commencé manqué njëkk yi commencé yokk ak guerre bi nag comme ni ko Cheikh doon waxee léegi bu guerre amee ca ajak-jak da nga naan ñun day sori na suñu yoon newu ci waaye conséquences yi da ngay dem ba sentir ko ci lu bëree bëri njëkk yëpp yokk na carburant bi mi ngi commencé ñàkk donc xaw ma fu ñu jëm ak guerre Russie bi na gaaw jeex. Très bien Marcel rapidement laata ñuy dem actuellement pétrole ak gaz bi je pense que c'est fu mu nekk nii moom moo gën a fës donc ñu ngi doon waxtaanee ci gaz bi la dernière fois même si le stock est là kérosène bi tamit enfin carburant bi tamit le stock il est disponible mais tout le temps on nous sert
des discours yi nga xamante ne ça peut justifier peut-être li nga xamante ne moom mooy pénurie bi ñu mën a nemmeeku actuellement li ñu mën a jàpp mooy SM Camdi ñoom ñu ngi doon estimer seen stock seen réserve à 2800 mètres cubes de kérosène à la date du 17 avril donc soit 2 800 000 litres donc mu di benn stock comme ni ko Malick waxee ak Chérif li nga xamante ne c'est destiné à Air Sénégal International mais tamit ak Air Sénégal SA mais tamit ak li nga xamante ne moom mooy opération militaire les vols militaires aussi donc ñoom ñooy priorité bi sachant que donc concrètement lan mooy disposition bi ñu mën a jël compagnie mooy assurer seen autonomie à partir des vols retour ce qui signifie soit une surcharge de carburant au départ bi nga xamante ni dafay nar a gën a indi xaalis en tout cas day nar a très coûteuse et puis ou bien nécessité ngir ñu ravitailler wu ci en escale technique dans les aéroports d'autres pays donc fu mu nekk ni loolu mooy situation loolu mooy disposition yu ñu laaj compagnie aérienne yu ñu jël ko tout en espérant que la situation revienne très très rapidement à la normale. Très bien, merci beaucoup 7 heures jot ba tegal ñetti simili ñu gaaw léegi dem ci un jour au Sénégal un jour dans le monde. Et que la justice